ba mu nekkee ci diwaanu Arizona daal di wax ak soxnaam si ni ko moom ndëgëm dañu koy xaar ndëgëm dañu koy xoqotaal ndëgëm dañu koy bunduxataal du samay kàddu yu Assane Diouf la mu ne mu ngi ñëw ci diwaanu Sénégal nañu ko xaar niki àllarba nag ku ci ne xam na mooy mercredi mooy bés bi ñu nekk tey kon moom Assane Diouf firndeel na ne que day ñëw bu weesoo loolu itamit mu nekk dañu ko daal di arrêté ba pare jox ko waa service d'immigration léegi nag service d'immigration ak jàppal bàyyanteeg diggante Sénégal ci lañ ko fas yéenee déporté li nga xamante ne nag am na ci rapatriement wu Assane boobu moom mu firndeel ko ci kiwam ni que moom dañu koo noot waaye nag nootam googu moom nee na ci ay kàddoom teg na ko ci loxoy sunu borom que ni moom nëgëm ki nga xamante ni moom moo di ay nit yu bëri kilifa jaar nañu fii ci ay jafe-jafe dund ko mu weesoog jàmm du moom Assane ndaw mu tuuti moom lay jaaxal moom Assane ba tey ci ay kàddoom mu ngi ne Kadhafi jaaroon na fi mu ne Nelson Mandela jaaroon na fi mu ne Saddam Hussein jaaroon na fi mu ne Ben Laden jaaroon na fi nee na waaye du wax képp koo xam ne nii mu ngi teg ci ndoddam ni moom terroriste la waaye lépp lu ci mënta am daal nee na moom mu ngi ñëw mercredi te bu ñëwee lépp dina leer te ñi nga xamante ni ñoom ñoo organisation yi xeex wàllu ger nañu taxaw xaar te xam ne moom ay révélation yu am solo dina ko indi bu ñëwee fi Sénégal. est-ce que ñëwam Sénégal du gën a metti ci moom tamit. loolu nag suñu naataangoo yi nekkee Sénégal ñoom ñoo ñu ko xamal. gannaaw audio bi mu sekk ak soxnaam. man daal man affaire wu Assane parce que man je pensais que xam nga man di ma jaax affaire bi dafa def benn énigme. parce que Assane amul ay kii ba pare dégg nga mu def lii bon lu ma jaaxal la. ce qui est sûr et certain mooy que dinañ ko xaar bon on va l'attendre. Justice bi tam noo def il faut que ñu kii ko parce que xam nga rapatriement bu amee quel que soit alpha même bu fekkee defoo dara rapatriement il faut que nga jaar doo moom doo ñëw rek. waaw gars yi kii la gars yi dañ koy teglu bon man daal man yaakaar naa ne il faut éviter vraiment affaire bi. dépassé leen ñoom autorité yi man loolu laay wax xaw ma ne mais damay wax nañu moytu rek kii bu fekkee ne ñoom leer na leen ne que lii mën na leen dépassé vraiment nañu bàyyi parce que le fait que dafa am ay problème yoo xam dafa am le fait que Assane moom mu toog xam ne amul këyit il est maanaam sous kii wu rapatriement ba pare mu def lii non y a quelque chose kon nag il faut faire très attention. ba pare di ndamoo le fait que. voilà ñëw Sénégal voilà maa ngi ñëw. su ma ñëwee xam ne lépp dëgg la je ne sais pas xaw ma ne man néew ma ne nag waaye nag attention de. doy na waar daal. bu ñu jógee ci Sénégal ñi nga xam ne joxe nañu information boobu dukkee ci Assane Diouf ñu wax ba tey ci kaw Assane Diouf mais benn processus de continuer parce que ci weer yu ñu ci fan yi ñu génn kii di Baba Aïdara nekk correspondant bu RFM ci diwaanu États-Unis Washington moom dafa waxoon ni que bi ñu waxee ni que dañuy déporter kii di Assane Diouf moom dafa waxoon ni que kenn du déporter Assane Diouf léegi nag moom ci ay kàddoo moom Baba Aïdara mu ñëwaat ci Sénépeople ci page Facebook am du moins te Sénépeople reprendre li mu wax moom Baba Aïdara mu ne que boo otul dina démissionner ci ay fan wala sax ci ay waxtu yu néew RFM parce que moom ci ay kàddoo mu ngi xamle ni que avocat bi confirmé ne que kii di Assane Diouf dañu koy delloo ci Sénégal kon moom journaliste il se sent coupable maanaam trahi par ses expressions donc mu ne que bu démissionné bu ko kenn bu démissionné daal na ko ñëpp xaar ci loolu parce que lu mu doon xaar la moom maanaam dañ koo démentir ci ay propos am te du woor ma journaliste ni que dina démissionné wala du démissionné leeraguñu mais li ñu bind site bi jënd ko muy Sénépeople que moom Baba Aïdara moo ko def ci page Facebook am waa Sénépeople reprendre ko def ko ci seen site mooy que ni que Baba Aïdara nee na mën na démissionné fii ki ay waxtu ndax que dafa waxoon ni que kii di Assane Diouf du ñu ko déporté alors que tel est retourné contre lui que effectivement avocat bi moom moo ko fësal ni que kii di Assane Diouf dañu koy déporté effectivement mu doon ci ay ndoddom ni que xëy na dafa de joxe fausse information comme étant tout journaliste nga sentir coupable mu ne que mën na am mu démissionné. Non mais attends xam nga Baba Aïdara gis nga nag bu mu ñu kii soit il est journaliste ou bien il ne l'est pas journaliste bi gën a mag dañ koy démentir. Exactement. bu ñu kenn sonal ay kii yooyu. gis nga dama ne journaliste yi gën a mag yu nekk Le Monde. yu nekk Washington Post yu nekk fu nekk des fois dañuy wax lii
te loolu amul. personnellement man je pense que loolu du dara. source bi non source bi moo dul sûr rek mën na la juumloo effectivement. non attends source mën na la juumloo source. ñun daf ñuy daal source da la koy jox ñaari source sax xam nga ñun dañu ne ci yoonu journalisme source du doon benn rek il faut mu doon par exemple ñaar wala ñett pour nga soog a mën a wax wala bind. waaye dama ne am na 2 fois 3 sources yëpp. dañ lay wax lii la te loolu du am. waaye non non c'est que na xool war nañu wax leneen. waaye defe naa ne bu dee loolu rek journaliste boo xam ne dañ koy démentir rek nga bàyyi kon te journaliste yëpp nañ bàyyi. en fait foofu la bëggoon peut-être que aussi il se sent vexé parce que dañuy rôle journaliste et informer juste et vrai. Peut-être que donc il essaie de respecter l'éthique et la déontologie. Il se sent un petit peu trahi aussi. En fait comme nee na avocat bi moo ko joxoon loolu wax ko. donc yaakaar naa ne avocat bu amee client bu muy défendre li muy war a génne lu nekk. ba kooku di relater information boobu aussi waxul que ne que avocat bi moom moo ko wax loolu mais dañu que avocat bi dafa fësal ni que effectivement Assane Diouf dañ koy déporté te moom waxul woon loolu ci semaine ci fan yi ñu weesu. si je comprends bien donc avocat bi waxul ak moom directement ne ko dañ ko yóbbu. donc l'information bi aussi bon c'était pas fondé. parce que dama yaakaar ne man bi ma déggee ñuy wax avocat bi moom en personne moom moo ko jox information ne ko dañ koy yóbbu Sénégal. loolu warul tax mu préciser rek mu bind ko parce que bu fekkee noonu kooku moo ko wax mën na ko bind mais comme wax ko bon ça valait pas la peine. ñu préciser que nit suñuy naataango yi nekkee ci Sene People ñoom ñoo ko joxe du sumay kàddu yi Sene People la gannaaw bi ñu ko jëlee xibaar bi ci biir compte Facebook am. ñu wax ci beneen cas mu wax ci wàllu Dakar Buzz nag dañoo xëyee ñoom ci ki nga xam ne moom moo di Timi Seba mi ñu mujjee bàyyi sax tribunal flagrant délit mujj nañ koo bàyyi ak naataangoom bi di Alioune Ben Talib Sow sànq sax waxtaan nañ ci waxtaan bu yaatu ak ki nga xam ne moom moo di Guy Marius Sagna moom nag dañu ko arrêté woon ni ki fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août ni que moom Timi Seba dafa jëloon bi yëpp junni daal di ko lakk ci ab rassemblement boo xam ne rassemblement anti-CFA la ci noonee nag bi ñu ko daal di jàppee doon ko àtte nag ni ki démb mbir ma nag taxarnaase woon na ci biir tribunal bi ba ñu sax génnee ñenn ñi def ko à huis clos mais à la fin mujj nañ ko daal di libéré mais lu tukkee si loolu nag moom mooy que ni que après place de l'Obélisque après li ci xew yëpp waa BCEAO dañoo daal di porter plainte waa BCEAO nag ci biir Seneweb la gën a leeree ñoom dañoo porter plainte waa BCEAO bi ñu leen laajee maanaam bi suñu naataango yi nekkee ci Jeune Afrique daal di waxanteeg am ko benn source bu nekk ci BCEAO daf leen xamale ne que lan moo tax ñu porter plainte ñii di Timi Seba ak naataangoom yooyu lakkoon billet bi du ñoom dañoo contre anti-CFA ñoom nee nañu seen yoon nekkul ci lutte anti-CFA bëgg nañu CFA bëgguñu CFA neen seen yoon nekku ci mais ñoom nee na li leen naqari moom mooy li ñu jël billet bi nga xamante ne nii seen maanaam seen monnaie la monnaie bi en plus de cela seen symbole la ñu jël ko lakk ko devant un public nee na loolu moom moo leen naqari tax ñu porte plainte te nee na loolu aussi c'est à travers ci seen direction des affaires juridiques ñoom ñoo ko waxtaanee lëkkaloo ceeg seen avocat ñu daal di porter plainte yóbbu ko ci yoon nee na waaye ñu kan wax ne que ñoom dañu contre seen bu leen neexee nañu manifester bu leen neexee nañu yëngal ci seen wàllu CFA ñoom ñoo ko xam ak seen kii mais ñoom leen naqari ba tax ñu daal di koy porter plainte moom mooy que ni que li mu lakk bee junni boobu noonu ci public bi yëpp te que mu nekk seen symbole ñoom waa BCEAO ñoom loolu la ñuy expliquer suñu naataango yi nekk ca Jeune Afrique suñu naataango yi nekk ca Jeune Afrique daal di ko bind suñu naataango yi nekkee ci Seneweb daal di ko reprendre loolu moo nekk daal loo xamante ne mën nañu ko gi à préciser aussi sànq Khady Sylla mu wax ne que conférence de presse la waa BCEAO di organiser léegi ci kanam mais damay préciser ne que conférence de presse bi a été annulée léegi lañ ma ko sama benn naataango envoyé texto xamal ma ni que conférence de presse bu BCEAO bi ñu waroon def ci kanam ay 11h c'est annulé ki nga xamante ne ni moom moo nekk ci bokkes ci avocat conseil yi bu BCEAO di maître Pape Jean Sey moom moo ko daal di xamle ni que li ñu bëggoon am na maanaam ñëpp xam ne que naqar na li ñu lakk seen billet fait bi teg nañ ko sénégalais yi gis nañ juge bi gis na te àtte nañ leen xam nañ li ñu def à la limite c'est bon donc jaratul ñu def dañoo daanu rek loolu kese la dañoo daanu. loolu nga gis. waaw dañoo daanu. BCEAO. waaw dañoo daanu. comment parce que non c'est que ñoom dañoo bëggoon rek gars yi condamné ñoom li ñu bëggoon amuñu ko dafa mel ni yow nga bëggoon man pour ñu daan ma tëj ma def ma kii ou bien kii yooyu loolu kese lañu bëggoon ñu bugg ko rafetal rek dañoo daanu rek.
ay char. waaw mais xam nga. dañoo daanu. mu ngi mel ni drapeau Sénégal tey bu ñu ko lakkoon. mais xam nga tamit. tey jii bu ñu lakkoon benn exemple merci c'est ça drapeau aussi. Sénégal bu ñu ko lakkoon tey. yow dina leen. yow léegi da ngay méngale drapeau Sénégal ak bien bi. Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. ñoom seen patrimoine la comme Sénégal ñu nekkee patrimoine am. waaye ma ne déglu leen ma. xaalis kenn du ko lakk sax. dama ne. yow coach ku moom xaalis bi. xaalis kenn du ko lakk. mën naa ñu ak sama xaalis ku moom xaalis. non du ma naan sama xaalis. waa coach. bu ma neexee lakk ko. mais coach bu ma neexee sànni ko. bu ko lakk bàyyi ma wàcc ci plateau bi. xaalis bu réeré sax da nga naan sa xaalis réer na mais kenn wax sama xaalis lakk naa ko. sama xaalis la. waaw coach. bu ma neexee def loolu. ama xaalis bu réeré sax mën nañu comprendre. yow sa xaalis réer na mais xaalis kenn du ko boo lakk. demee interview stade wala dara. waaw. logo Walfadjri rek de. buñ ko tëyee di ko bërëxee wala caméra rek da ngay mer. ay mer. waaw. parce que da nga sens da nga ko yow tu te sens que sa lii sa patrimoine la. lii da nga ko war a protéger ba ngay ñibbi si waa rédaction. ba ñu bindaat ne caméra bi kii bi Cheikh Tidiane Gomis àndaloon. ñibbisi na ci jàmm. est-ce que mosamaag nag koo xamante ne nii voilà di si yow la. da nga ne caméra bi wax na ne. mais li seen patrimoine la waa nag. déglu ma waa déglu ma vraiment boo génnee ci biti def reportage Walfadjri logo Walfadjri caméra bi c'est ce symbole la. attends defal ndànk c'est que man yow boo waxee noonu damay kii mais man lii Kemba wax moo di. drapeau bokkul ak lii de. drapeau national la. mais bii tamit dañuy banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. drapeau national man drapeau Sénégal. mais xam nga du Sénégal donc. parce que Sénégal non xam nga Sénégal yi mu daf la wax ne la di kii nii coach daf la wax juste rek symbole bi moom symbole bi rek lay waxee. symbole bi non coach comprendre na bu baax li muy waxee. boo xam ne xaalis boo xam ne ñu gis suñu bopp. non mais en fait man lu may comprendre mooy bu ñu personnaliser débat bi effectivement y a pas photo. muy Assane Diouf muy Kémi Séba pour man y a pas de souci li ñuy def c'est totalement illégal maanaam offense au chef de l'État ou offense même à autrui man dama ci chef de l'État rek mais ñii muy saaga xam nga kenn du ko cautionner c'est pareil Kémi Séba man mënuma cautionner muy làkk xaalis bi parce que une loi dafa am bu koy aaye c'est normal exactement waaye ci sama xalaat ñun li mu provoqué li ñu war a xool c'est-à-dire benn Assane Diouf ni mu kii yoon bi mu jël pour mën a indi benn débat ci national loolu la ñu war a xool naka benn Assane Diouf koo xam ne kenn xamu ko jóg dawal benn vidéo ci réseaux sociaux yi dem ba am ay 50 000 vues. kooku defe naa war nañu ci xalaat dafa am benn problème social boo xam ne defe naa ci loolu la ñu war a gëstu xam lii lu tax mu am. lu tax affaire yi changé. c'est pareil pour Kémi Séba parce que waxu franc CFA ñu ngi ko yàgg a wax waaye kenn approfondir ko de manière nga xam ne sénégalais lambda moom mën na ci comprendre dara. pour man Kémi Séba du moom mooy sama problème mais Kémi Séba pointé na loo xam ne ñu gars yi ñu ngi koy wax depuis 20 ans depuis 30 ans depuis même les indépendances. te xale yi xamuñu ko woon. te ñu ngi ciy gëstu ñu ngi ciy jàng. c'est le problème pour xam du CFA. exactement c'est le problème du CFA. donc problème bi c'est le problème du CFA. léegi effectivement tournant bu ñu ko jël fu ñu ko jëlee peut-être c'est illégal wala mais peut-être ñoom itam loolu ñu amoon comme moyen de pression. mais ils ont touché quand même le fond du problème. léegi pour man war nañu xool véritablement le fond du débat. pas li nga xam ne forme bi bu ñu ko gisee nii. en tout cas ils ont réussi leur communication. su fekkee ne loolu lañ ci namoon. loolu la c'était une bonne guerre. c'est une bonne te léegi tey au moins ñun ñu ngi commencé dégg spécialistes yi parce que spécialistes yi kenn déggul ñu ngi doon dégg peut-être politique yi di dégg ak étudiants yi yenn réactionnaires yi mais tey ñu ngi commencé comprendre voilà spécialistes yi la ñuy wax et peut-être que foofu moom dinañu mën a comprendre lu tax processus bi retardé wu. parce que dañuy wax rek non au CFA mais non au CFA dafa war a mën a àndal parce que man waxuma non au CFA. pour man plutôt processus bi la ñu war a xool. conditions yi ñu teg CFA peut-être. mais bu ñu nar a changer franc CFA pour changer franc CFA am même condition loolu beneen dialectique la beneen débat lañ ci war a. xam nga mooy fu ma lay bëgg expliquer mooy loolu laal bi xam nga moom benn billet bi la bi xam nga. xam lan moo garaaw exemple ba jox xam ne exemple nga dugg biir siège BCEAO lakk billet yëpp ou bien jël dégg nga dugg ci benn banque lakk billet yëpp
mais li mu wane ñi moom dafa am benn communication bu mu doon jàllale ñoom seen groupe loolu lañ doon def am nañ ko léegi nag ñëlee suivre leen nag ci jeu bi. affaire bi xam nga affaire bi tactique la ñii ils ont réussi le communication dañoo def nii gars yi dem porte plainte bi loolu day gën a amplifier affaire bi. exactement bu amplification boobu nag. moom la ci ñii doon ut. c'est comme le cas d'Assane Diouf bu nu ko bàyyi woon muy saaga di saaga. day passer inaperçu. très bien mais comme que porté nañ ko atteinte di ko bangaree nit ñi di ko tudd. voilà léegi dañ koy tudd ay semaines weer dañ koy tudd parce que loolu tactique de communication. mais nee nañu tey lay ñëw tey jii. fii ba dimension la ñuy waxtaanee Assane Diouf bu dul woon tabaski bi sax dinañ ko gën a. lakk billet bi ñoom rek. comme ni ko communication jàll la wax na léegi nag dinañu ñoom li ñu bëgg mooy ñu débat ci affaire bi te dinañ ci débat. parce que expert yi ñu ci et que j'en suis sûr que yenn plateau yu gën a mag fii ci Sénégal dinañ ko waxtaanee bu ñu jëlee par exemple ci kër gi fii nii ci nekk ak jamono c'est sûr que dinañ ko def benn débat muy wéy si yeneen naataangoo yi dinañ ko débat moo doon loo xam ne day. France Inter RFI ñëpp koy débat. ñu wax nag Fatouche ñu wax tey si kaawu Ouleymane démb ñëpp seetaan nañu. entretien bi nga xamante ni nii mën nañ ko wax entretien exclusif ak Pape Ndiaye mu doon première interview bi nga xamante ni am na ko gannaaw bi mu nekkee kaso te tëdd fa lu ëpp ñaari weer wala sax jege na ñetti weer moom Ouleymane nag daal na accordé interview bu njëkk kii di Pape Ndiaye nekk ci kër gi ci émission balance mu yëpp ci nag ay mbuut yi am solo jëmale ko ci nekkam kaso ba ak lu ko fa indi déjà moom Ouleymane ci biir émission bi wax na jaar-jaaram ni ko aussi ku brillante la woon ci explication papam daal dina wax aussi ci émission bi def ay témoignages def ay seede Ouleymane xamle ne que aussi moom ni ki ñaari weer yooyu mu nekk ci kaso bi ak lu ko ëpp anéantiru na woon sonn na woon trop amoon na lu ko métti ndax ku tàmmoon nekk sa liberté ñu yëg saay tëj la tëj boo xamante ni yow doo comprendre sax mën nañ na destin la lu ko jaaxaloon la mu ne deuxièmement moom mooy que ni que am na loo xamante ne nii anéantir na ko mais daf ci mujjee nekk ak ay famille dem ba bokk ak ñoo xamante ne nii dem na léegi ba jàppale ñu mu bokkal ndey ak baay ay yaayam ak ay tantam mooy ñi nga xam ne bokkaloon leen woon tëj leen lu ñu mën a jàpp aussi ba tey ci ay waxtaan bi nga xam ne nii Pape Ndiaye sekk na ko Ouleymane mooy que ni que jooy na ci biir émission bi ndax surtout témoignage bi nga xam ne nii papam di waajuram bu góor yëkkati na ko teg ko ci kawam muy ay témoignage yu rafet di xam ne que moom papam mu ne Ouleymane bu ñu ko waxee ne moom moo def loolu bett na ko torop parce que yarewu ko ci loolu te xam ne Ouleymane ban genre nit la xam na Ouleymane ni mu gëmee liggéeyam déjà du doon kuy def loolu te nee na ak tamit fu ñu yóbbu mbir mi te mbir ma yeggu foon tamit naqar na ko torop ba di ko tudd sax moom papam di ko tuumaal di ko wax ni que yaru doomam te moom xam na ne dafa yar doomam papa ji aussi wax na lu am solo daal di pointé sax suñu benn naataango animateur bu nekk ci benn radio de la place nekk aussi ci benn télé de la place mais bu ñu tudd turam mu nekk animateur boobu ancien kii la woon ancien militaire la woon voilà comme moom ancien militaire la xam na ni militaire di yaree doomam bu nekkee moom yar na ay njabootam war na mën a xam ne moom Ouleymane yar na ko parce que moom ancien militaire la yar boo xam ne yar bu ànd ak rigueur la yar Ouleymane te li ko dal nii moom da ko jàppee destin ci àddunaam nee na parce que un message tu te retrouves en prison nee na loolu destin rek la ko mën a jàppee papa ji aussi wax na lu am solo ni que am na yenn wax yoo xam ne bu ñu ko dee wax bu ñu ñëw journaliste nee na wala ak animateur ko mën a tudd boo toogee sa télé wala nga toog sa rajo da nga def ay investigation bu ñu la waxee nit kii la nga dem ci ay mbokkam def ci ay reportage xool nit ki la war a toog ci sa rajo micro wër la rek ngay wax lu la neex ci aussi li ñu mën a jàpp aussi bokk na ci que Ouleymane expliqué na mbir mi nu mu tëddee wax ni que benn xaritam gambien moom moo ko gambienne parce que jigéen la moom moo ko envoyé photo bi nee na bi mu ko envoyé photo bi muy waxtaan ak ay copinam ci seen groupe bu ñu tuddi non stress nee na bi ñuy waxtaan groupe boobu ñu koy tooñ naan ko yow moom tu te maries jamais genre léegi da war nga toll ci mari yoo noonu mu ne mokke bi sonal leen mu ne leen bàyyi naa leen photo boobu daal di jël photo bi ñu ko envoyé ci njiitu réew mi daal di ko yónni nee na moom photo bi ci première vue nee na gisewoo ko woon lu garaaw nee na moo tax par taquinerie mu daal di jël affaire bi renvoyé ko groupe am boobu noonu ci la affaire bi nag tasaaroo nee na xamul lu ko tasaare nee na waaye nag moom ci lañ ko woowee le lendemain woolu si ko ci deuxième jour koor gi noonu moo indi tëjam nee na loolu la moo tax mu tuddee ko 2 messages et tu te retrouves en prison moom noonu la ko tuddee te nee na loolu tamit lu ko mettal te nee na regretté na ko si c'était à refaire du ko defaat mais aussi nee na tëj gi ñu ko tëj
ça lui a permis de savoir beaucoup de choses dans la vie et que loolu jàpp na ko ba def ko projet ci vie am na ay projet yoo xam ne dina ko def jëmale ko ci wàllu kaso te lépp ci ku ci sa vie lay nekk te nee na may na ko jom bu baax a baax Souleymane daal daanaka en grosso modo loolu noonu la daal di wax ci li nga xamante ne moom moo xew ci ñaari weer yi nga xam ne nekk na ko kaso mais aussi doon wax aussi ay projet am mën na dal ku nekk mën na dal ku nekk nag dogalu yàlla rek mën na dal ku nekk est-ce que Souleymane wax na man partie boobu moom xaw ma ndax wax na ne bi muy def loolu est-ce que xamoon na maanaam li ko ci naka fekk. nee la expliqué voilà Pape Ndiaye laaj na ko nekkoon ndax bi ngay envoyé photo bi xamoon nga li ci nar a fekk. mu ne moom ñàkk xam moo ko tax a envoyé photo boobu. nee na parce que moom il reçoit te loolu je pense que man personnellement quoi laay wax loolu mën na dal ku nekk. parce que tu reçois tellement de photos ba photo yu gën a kii sax da nga koy banaliser gis nga des fois tout moom expliqué ni que nee na que des fois da ngay recevoir photo ba di ngay gis photo bu garaaw sax mais yow for intérêt da nga koy banaliser say parents ñoo koy gis réyal ko que nee na tellement que moom dafa tiit ba bu ñu ko woowee di ko entendre bi ñu jëlee photo bi def ko écran plat nee na bi ñu ko wanee moom dafa tiit ni est-ce que man maa envoyé photo bi nee na parce que moom imaginer wu woon ampleur ci téléphone am mais bi mu toogee bi ñu koy entendre la aussi que bañ koy arrêté dañu jàppoon que ni moom moo defoon montage bi. voilà dañu ko envoyé. loolu précisé na ko nee na moom photo montage bi defu ko nee na dañ ko envoyé juste via WhatsApp et une amie bu nekk Gambie moom moo ko envoyé te nee na moom deful montage bi mësuta sax café di dessiner nee na wala mu kii nee na moom rêve am à part journalisme. théâtre la woon ay dessin sax mu monsieur yëngatu musul caricature kenn genre te nee na aussi musuta jël ay mots yu tegginew di ko teg ci ndodd di njiitu réew mi Macky Sall nee na erreur la tey reconnaître na erreur te nee na moom da ko jàppe juste destin la woon rek voilà expérience ci moom donc dootu ko defati sa dernier point voilà sama dernier loolu suñu naataangoo yi nekk ci Seneweb ñoom ñoo ñu ko junjoon mais ñun ñoo yeggal li ci des parce que info bi su ñun la jógee wàll voilà bu weesoo loolu noonu coach ñu waxtaanee li nga xamante ni moom moo di Akon nag dafa def benn interview bu am solo ak suñu naataangoo yu nekkee ci BBC Afrique benn émission bu ñuy tudd du ñuy dippee c'est le moment dañ ko ci doon laaj nag ci anam gi nga xamante ne nii nan la africain yi di dundee yooyu noonu mu rafetlu bu baax a baax taxawaayu africain yi nee na waaye nag li ko gën a nakari moom mooy suñu dirigeants yi maanaam politiciens yi Akon mu ne ci ay kàddoom dañoo respecté wul ndaw ñi nee na moom ci ay kàddoom Akon mu ne que dirigeants yu bëri respecté wuñu ndaw yi te seen plan d'action duñ ci boole ndaw yi moo tax tout le temps ndaw yi dañuy def chaque jour lu leen di bett ñoom parce que ñoom ci seen plan d'action lu leen arrangé mooy toog ci siège bi rek jël seen pouvoir toog ci mais dañuy fàtte ndaw ñi te ndaw ñi ñoom ñooy avenir u dëkk Akon ba tey ci ay kàddoom mu ne mbëkk mi lu ko indi maanaam jóge ci réew mi dem ci beneen réew ci anam gu dul yoon jël gaal wala ak jël voie boo mënta jël nga di ko def nee na dañ boo gisee ñu koy def ñi koy def comprendre ñu waaye lépp suñuy dirigeant la ndax suñuy dirigeant yi nekk ci réew yi bu ñu xamee ba recherche moo nekk ci Afrique dinañ gën a mën a téye suñuy ndaw jox leen ay liggéey maintenir leen seen réew ba duñ dem mbëkk ji nee na aussi fexe ba démystifier dëkk tubaab yi pour wan ne ñoom dëkk tubaab yi la ñuy wër mu ngi fii Afrique parce que ci biir titre bi ñu ngi wax ni que c'est l'Afrique qui aide le reste du monde moom Akon moom moo wax loolu mu ne que Afrique moom mooy aider le reste du monde parce que recherche yi nga xamante nii moom la dëkk yeneen yi soxla yépp ci Afrique lañ koy jëlee transformer ko yóbbu ko foofu glorifier ko mais nag pourquoi pas ñun africains mënuñoo nekk nante glorifier lu ñu yor suñuy recherche moomal ko suñu bopp bu ko defee dara lépp day daal di naan moom bi nga xamante ne moom moo jiite Convict Music muy labelam boobu Akon ba tey ci ay kàddoo mu ngi xam le ni que diaspora bi dañoo war a identifier bu baax a baax mbir maanaam ay mbiru Afrique ni mu yànjee ni mu rafetee diaspora bi nekk foofu bu ñu ñibbisee dañoo war a investir mais bu ñu investir aussi ñu des ci seen réew liggéey seen réew bañ a jël diaspora bi def ko dëkkuwaay Akon daal moo xamle loolu gannaaw bi mu defee ak interview suñu naataango yu nekkee ci BBC Afrique suñu naataango yu nekkee Sénégal daal di ko wasaare. dafa indi débat wu franc CFA bi. xam nga mu ngi koy wax. waaw daf ko indiwaat rek. c'est en grosso modo. voilà débat bi dafa ñëw wax na ne dëgg la mooy li ñu dal ci sa franc CFA bi mooy gëm sa bopp ne que yow mii. am assurance am nga lii jàppal ci lii liggéey ci ñefe comme ça yow nga am dégg nga comme les chinois japonais ak chinois yi li ñuy def dañoo toog ba si ak ñefe ak seen monnaie imposé wu c'est ça Akon loolu lay wax di kii ne waaye nag man am na leen lu ma wax sax mu ne pour gars yi di ñëw di investir fii. loolu la wax. moom investir na fi.
waaw parce que moom. damay laaj man xaw ma. booy seet fan yee ñu weesu sama naataangoo bi di Sanu People. ñëw na fii toog di wax expliquer. problème électricité ak affaire je pense kiiwu solaire yooyu panneau solaire yi. muy installé mais exeggul woon Sénégal Gambie la yemoon. exeggul woon Sénégal Gambie la yemoon processus. dafa dem ci yeneen dëkk yi mais ñëwagul Sénégal. voilà mais Afrique daal moom dafa mel ni Afrique lay. mi ngi ci dëkk africain yi mais exeggul Sénégal parce que nee na. waaye damaa bëgg nga wax Akon Sénégal la. mais mu ngi ñëw. parce que loolu bay sawewu tànk waaw def na looloo gën. waaw mais moom dafay globaliser tout le temps ci ay projets. day waxaale ci affaire globaliser sa buntu kër. xoolal man gis nga nag franchement ko je suis pas là pour défendre Akon bul tontanteeg man dama sonn daal. et surtout tamit ñu préciser que ni point bi nga mujjee wax mooy le fait que jeunes yi war a toog fi investir est-ce que aussi lañ moom mi ngi lancer message yooyu maanaam. di ko def ci ay concert am di ko di kii je sais pas nuñ koy waxee. loolu moo muy motiver jeunes yi Sénégal yi à ce que ñu toog fii. parce que moom bu demee ak kaawam Afrique la wax. Afrique mais man Sénégal laay wax na sa moom fii la dëkk. moom ni mu demee ak kaawam su fekkente dafa bëgg toog loo jeunes yi fii aussi duñ ko nangu. bon Fatou foofu laa lay daggee sax parce que boo xoolee Akon. ñëw na de xam nga dëgg la xam nga Akon emblème la dara la ci Afrique parce que boo xoolee carrière am ak ni mu marqué États-Unis ñëwaat am idée ñëwaat ne dafay def ay investissement Afrique moom il se réclame panafricain panafricain franchement en fait il se dit pas que moom sénégalais la danaan africain la que mu commencé Mali que mu commencé Gambie que mu commencé Sénégal yëpp Sénégal Afrique loolu moo ko itteel donc comme ni ñu ko waxee woon l'autre jour Sano ñëwoon na fii ci People après mu présenté nii et defoon na fi benn point de presse wax donc les grandes lignes nga xam ni war na ko développer c'est-à-dire li mu war a def nekkul loo xam ne lu muy wax la mais loo xam ne daf koy def la ak yeneen production yoo xam ne aussi moom mu ngi ci donc production yi boo xoolee maa ngi ko doon wax keroog naa ko donc boo xoolee yi nga xam ne dañu nekk ay monteurs ay réalisateurs ay caméramans yooyu ñëpp dañu ci war a liggéey sans compter affaire électricité yi nga xam ne mu ngi koy développer mu nekk en war a ñëw à long terme donc kooku aussi bu ñëpp mel ni moom en tant que jeune nga am boobu idée ak boobu initiative yaakaar naa ni donc dina motiver ñi nga xam ne demoon nañ ñëw pour investir. ma laaj la benn question. oui coach. Kemba. nga tukki dem France ñëw ban quartier nga dëkk. ma laaj ban quartier nga dëkk. maa ngi dëkk fii de Liberté 6. Liberté 6. nga dem yow nga ñëw Liberté 6 yow nga ñëw nga. mais Ngaye mooy sama dëkk attends. bon d'accord léegi nga dem Ngaye ma dem Ngaye waaw nga jógee France dem Ngaye. waaw arrivé à Ngaye yow seen kër famille nga dem ci Ngaye foofu yëpp nga def fa ay robinet. wala ay panneaux solaires. non ay robinet rek. amee nga def ñëpp ay robinet nga bàyyi seen kër jaadu na nga bàyyi seen kër dox ñëpp robinet bàyyi seen kër. non pas contexte boobu. man de non c'est que xam nga man ngeen ko waxee rek laa ko waxee. dama ne panafricain nga. Ngaye waa Ngaye nga. xam nga loolu biir Sénégal la biir Sénégal la biir Sénégal la ba léegi. non kii Keba dañuy waxtaan rek waa Ngaye nga dem nga France ñëw nga jël ay robinet dugal ko ci këru Ngaye ya quartier bu nekk nga yóbbu fa kii robinet. mais coach projet à long terme la mu ngi ñëw Sénégal. projet à long terme la moom laa si tu voulais dire que dafa waroon commencer Sénégal après mu dem. parce que fii la dëkk. non en fait non bon c'est pareil man li ñu ci war a jël mooy conseil bi mu jox bu muy jox vision bu muy indil man je pense que c'est ça qui est important. parce que bu ñu fi toogee chaque fois kenn koo xëy ñu commencé di ko wax yow loo def. duñu avancer de mon point de vue. C'est ça. Bon am na ay projet nu ma itam ci musique bi laa nekk je sais que am na fi ay projet am na projet kii ak ñoom musique bi pour musique en ligne aboutiragul mais au moins mu ngi def ay gestes mais man c'est que lu may jàpp daal mooy li mu wax daf ci am solo parce que ñun ñu ngi koy dund ñun ci biir musique da ngay gis léegi ñu bëri dañuy dem jeexal seen carrière après ci gannaaw amuloo relève léegi mooy def amoo koo xam ne bokkul ni ak temps wu vieux cassé xam nga vieux cassé moom dafa doon former ay musiciens yi ñëw di jàppale seen ay rakk noonu la Youssou Ndour ñëwee
mais depuis les années 90 gisuñu même ay première partie suñuy concert amatul. am première partie nga xam ne. lancé benn ku bees nga lancé voilà benn jeune boo xam ne da nga koy coacher ñun ñëpp laay waxal même sama wàllu bopp moo tax ñu ngi koy waxtaanee léegi nañu parce que dañuy fàtte ne que ñu ngi jëm mag. dañuy te ci wàllu musique ci xelu artiste doo ko sentir noonu. bu la dalee nag foofu ngay regretter